dañ leen ci jàppale mooy solution bi fi ñu toll nii moto pompe ak carburant loolu rek mooy li nga xam ni moom mooy solution. jëwriñ di ñu dénk wàllum biir réew mi ànd ak délégation bu am solo bokk ci ministre assainissement ministre formation professionnelle ñoom ñëpp daal nañuy ànd yóbbu njaalug njiitu réew mi Macky Sall gannaaw ba xalif général Baye Fall yi nekkoon Serigne Cheikh Jëmb Fall wàccee liggéey. Papa Balla Gueye Touba rajo Futur Média. Papa Balla Gueye ministre sanitaire kon Antoine Félix Diome ànd ak ministre assainissement Serigne Mbaye Thiam ak ministre formation professionnelle démb ñu nekkoon ca Touba moom ministre Serigne Mbaye Thiam sax dégg nga yor ko wàllu assainissement xam ne ne ñaareelu pàcc projet assainissement bu Touba daañu ko tàmbali na ci dugal nag koppar yi toll ci ñaar fukki milliards ak ñett ñu déglu ko moom Serigne Mbaye Thiam ci micro Papa Balla Gueye. ñu ngi pare fu mu nekk ni benn projet boo xam ne bii fukki milliards la ak juróom boo xam ne bii ci programme mu 10 villes yi la te Touba amoon ci pàcc bu am solo loolu moom mooy ndoxu eau usée bi jóge ci muy dogal ci lu jàmp muy ñeenti milliards yi nga xam ne ñu ngi koy indi fii pour yokk li ñuy pompé fële ci station Kër Niang te sama naataango ministre de l'intérieur wax ko am na beneen programme boo xam ne bii mooy ñaareelu pàcc programme bu ñuy def ci mbirum ndox mi boo xam ne bii ñaar fukki milliards lay doon ak ñett juróomi milliards yi moom la ñuy jagleel pour yokk doole station yi existé réhabilité leen maanaam gën leen a yeesal après fukki milliards ak juróom-ñaar nekk nag loo xam ne li lu bees la ñuy def pour yeneen station yoo xam ne dañ koy créer na yeneen bassin ak ay yeneen tuyaux yoo xam ne dañ koy dugal ci ay quartier mais loolu programme bu gën a rëy la dafa laaj ay étude d'abord def ko seet fan la ñuy amee suuf pour def bassin yi nan la ñuy defee tuyaux yi donc loolu suñu jógee ci lii rek office national d'assainissement dana dugg ci ko xayma di def études yi pour su études yi pare rek ñu jublu ci liggéey boobu. mu nekkoon ministre Serigne Mbaye Thiam di ministre bi ñu dénk wàllu ndox mi ak tamit wàllum assainissement 8h tegal juróom-ñetti minutes. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. wax ci wàllum wér-gu-yaram ak yëngu-yëngal gi nga xamante ne ñii di chef de poste de santé ak agent de santé ya nekk ci diwaan Matam bokk ci syndicat bi di SD3S daañu ko amal fukki fan ak ñett ak fukki fan ak ñeent ci weeru septembre bi ñoom nag li ñuy ñaawlu mooy anam yi ñuy jëlee ca ministère de la santé boole wuñ leen ci naka noonu tam ñàkk leeraange ak gun gis da ci am léegi Ali Bandel Niang. ñu ngi bawoo ci poste de santé yi centre de santé yi ba sax ci ñaari hôpitaux yi joxante daje ci hôpital régional bu Matam fajkat yi bokk ci syndicat bi ñu duppee SDT3S seen mer lañ doon wone way taskatu xabaar yi la leen gën a yéem nag moo di kaddu yi maanaam engagement yi nga xam ni seen jëwriñ di ministre de la santé jëloon na ko te bu muy gunge njiitu réew mi ci tournée économique bu ñu doon amal ci daanu Matam ba léegi gisaguñ ci dara li leen ci gën a métti nag moo di seen ay ñoñ ci ay jafe-jafe yu métti la ñuy liggéeyee ci biir àll bi te nag bi nguur gi mujjee génnee mu am tur ñi nga xam ni dañ leen recruter ci fonction publique bi benn kenn ci ñoom te bokk ci Matam bokk ci Mbaye Bam Kébé moo yore seen kàddu. le major SAV bi tey état jël ko nii recrutement fonction publique poste santé yi nga xamee ne infirmiers yi comité ñoo lañu fay te gis nañ ni ñun Sénégal mais te avec les CDS li nga xamee ne poste yi war nañ ko mën a am si moyen amatuñ ko CMU bi mun fi y a des dettes yi nga xamee ne état mu ko war a fay état poste yi fayul ko poste yi li ñuy wax état dafa yomb mooy lan nañu état jël seen agent yi nga xamee ñu ngi ci district léegi leen ñun nangu liñ toog Matam loolu yaakaar naa dafa yomb parce que y a beaucoup étatique yoo xam ne ñu ngi lay affecté à Matam dañuy bañ y a beaucoup de médecins yoo xam ne dañuy affecté à Matam ñu ne du dem Matam état chaque jour mu ngi recruter tout récemment il y a mode 3 jours 4 jours am na benn liste fonction publique boo xam ne publié na ko gisuñ ci benn agent boo xam ne bokk na si te ministre bi moo ñu toogoon fii nañu incha allah jël lañ def nañu la liste de tous les agents de santé yi bokk ci syndicat bi di SDT3S kon daañu bloqué système sanitaire bu diwaanu Matam lu ko jëlee fukki fan ak ñett ci weer wi ñu ne waaye nag ñu fàttali seen point de presse bi ñu namoon amal ci salle de réunion hôpital régional bu Matam dañ leen mujjee génnee ca mbedd ma ñu waxee seen soxla ndaxte nag ne xamal nañu ne kilifa yi kenn yëgalu leen ca njalbeen ni point de presse dañ ko fa namoon amal la mu nekkoon seen naataango Ali Bandel Niang fii ci doonu Matam pour RFM. Ali Bandel Niang des ba léegi ci wàllu wér-gu-yaram wax ci mbas mi di coronavirus ak ñàkk bi ca Medina Wandifa nekk ca diwaanu Sédhiou foofu nag askan wi ñu bëri daal sawaru ñu ci ñàkk gi boobu ba léegi juróom-ñaar téeméer nit rek ñoo ñàkk bi tàmbalee ñàkk geek léegi Maxi Company
dañoo gën a takku bu baax bokk ci caravane sensibilisation bi ngir mën a wàññi law bi coronavirus amee niki it askan wi gën a vacciné wu jigéen yi bokk ci mouvement Sofolas ak mouvement de soutien député maire bu Médina Wandifa Malang Seni Fati Ami Samate mooy coordinatrice boobee mouvement. ay jigéen yu xam ne dañoo am fulla am jom am fayda ñoo jóg tey tàkk seen digg ne dañuy dugal seen loxo ci xeexu mbas mi dañoo gis ni mbas baa ngi ci dëkk bi waaye ñi ni gëmuñu ko moo taxit tey ñu wàcc sur le terrain di xamal population bi ni mbas bi am na il faut ñu jóg ci ñu dimbaleyante ñu expliquer leen aussi les mesures barrières yi waaye tamit wax ci vaccin bi ne population bi nañ dem vacciner wu parce que vaccination bi doo ci fay dërëm dara du la ci fekk. ab ñaaxate bu ñëw ci waxtu buñ ko soxla ci commune bi gannaaw poste de santé Médina Wandifa stock vaccin bi nga xamante ne jagle nañ ko agent de santé yi mi ngi fa tegee di xaar ñuy ñëw ngir vacciner wu madame Faye Sylvie Georgette Emba sage-femme ci poste de santé boobee. ñoom ñi nga xam ne ñooy doomu zone bi ñoom ñoo jóg fagaru takk sañ sër ñëw di jàppale waa hôpital ndax lu ñuy wax kenn lu mën fukkoo ko dàq ndax mbooloo mooy doole ndax ñoom ñi ci dëkk mën na am bu ñu waxee ak sañ askan ñoom la ñuy gën a déglu kon ñun ñi fi nekk ndax gars yi dañu jàpp ne maladie bi amul fii ku fi ñëw sa nga ne ko takkal masque sax mu ngi lay mere ñoom ni ñu def nii rek ñu continuer ci buñ ci tàyyi 700 personnes lañ jotagum vaccin. Sofalas yooyee di ay jigéenu défi bëgg relever défi sensibilisation boobee ngir nit ñi dem jël vaccin ngir mucc ci coronavirus bi Max Euclide Kamfani ci Sédhiou ngir RFM. Max Euclide Kamfani wax ci coowal suuf nga xamante ne nekk la ñuy faral di dégg ca diwaanu Mbane nga xamante ne bokk na ci dëkk yu gën a mag ca département bu Dagana askan wa nag rawatina askan wa dëkk wi di Lougarou Baylo ñoom nag nee nañ ay nit ay homme d'affaires ñoo ñëw di dakk loxo seen suuf te loolu luñ ko nangu seen suuf lañ bëgg a jotaat tax nag ñu sàkku ci njiitu réew mi mu daal di jug ci mbir moom lijjanti ko nu mu gën a gaawee balaa làmbaay di ñaaw. lañ ci déglu chef de village bu Lougarou Baylo Ahmed Mamore Sow ci micro Mamadou Diagne. commune de Mbane coow bi bari na kenn ku ne am mbaan indi mbaan jàppal mbaan bayul mbaan ci loo xam ne suuf depuis ay vingtaine d'années kenn mënul xam looy def maa ngi ñaan daal nañu dimbali population bi ne dimbali seen bopp nañu seet lu gën a rafet donc mënuñu ñàkk a nekk nañu seet lu gën a rafet ñi nekk ci loolu ñoom ñëpp état Sénégal moo jébbaati ñëpp lu commencé ci sous-préfet préfet gouverneur ba àgg fi mu war a àgg amul kenn ku nekk fii ci biir Sénégal de déggoo suuf mbaan tey suubu dañu bëgg ñu dimbali ñu ñëw seet li nga xam ne moom moo fa war a am ñu taraasi ko mu jeex lii population bi fu ñu war a fee parce que gis naa foofu ay lu xeeñ loo xam ne lii bis bi ñu ko yekkee dana am problème il faut mu am limite ñu xam ne lii mooy soonu mbéy lii mooy soonu partage parce que am na ñoo xam ne béykat lañ sàmmkat lañ am na yoo xam ne sàmmkat lañ béykat lañ donc war nañu leen defal ay statut yoo xam ne kenn ku ne war nga xam ko mun a yem ñu bay bara bay nit yi rek ñi am doole bëgg dund si ñi amul doole te ñi amul doole amuñu fi ñu ko jooy li ñuy ñaan daal mooy état Sénégal na gëstu suuf mbaam ñu ngi koy commencé ci monsieur le maire Demir Sow ñu ngi koy ñaan njaboot bi njabootam la boo ñu sonnee njabootam la boo ñu sonnee njabootam la donc au lieu mooy na wax njaboot yi waxtaan ak ñoom njaboot bi wax li nga xam ne loolu la ñuy mooy seen yaakaar boo ñu ko defee mooy njëriñ fi ñu nekk ñëpp bokk ànda ci loolu loo xam ne li amalu njaboot bi njëriñ kenn bañ ko teg ci kaw njaboot. kenn bañ ko teg ci kaw njaboot gi di kàddu Ahmed Mamore Sow di chef de village bu Lougarou Baylo di dëkk bu nekk ci commune bu Mbane suuf nag nekk lu am solo pour mbayum soble ak jafe-jafe yi rawatina lamb gu soble gi lamb waral ba kuréel gi nga xam te ne moo ëmb ñi yëngu ci mbayum soble rafetlu ñaari milliards nguur gi ne dina ko génne ngi taxawal ay béréb yoo xam te ne daañu fa mën a denc soble si waaye nee na nag loolu lu saafara mbir yi ndaxte lamb gi ko lu waral mooy nit ñoo xam te ñoo am alal di yëngu ci wàllum agro business te loolu nag moo leen di jural ay jafe-jafe ñu déglu ci gëstu bi xayma jàmme téeméeri tonnes yu soble yi lamb di nëbb ci loxol béykat yi nag du rek ñàkkum magasin de stockage moo ko waral bu ñu sukkandikoo ci Issa Oumar Bass di président association pour la promotion des producteurs agricoles du Sénégal loolu benn facteur la rek ci cause yi. ñàkk unité stockage benn la rek ci problème yi jànkonteel te benn bu tuuti la li indi problème yi jànkonteel tey mooy ñi nga xamante ni ñoom la ñuy tuddee agri business surtout ay indiens yu jóge Inde ay italiens ay espagnol ay marocain yi nga xamante ni dañuy ñëw fii Sénégal nguuru Sénégal ubbil leen réew mi yaraax
may leen ay junne ak i junne hectares pour ñu bay si ñooñu nga xamante ni ñoo def surproduction. ki jiite collège national des producteurs d'oignons du Sénégal di Boubacar Sall moom di rafetlu ñaari milliards yi nga xam ne ñoo ngi koy tudd pour defar ay magasin de stockage waaye benn wax bi la wax moom li mu gis moo di ne faw ñu lijjante mbirum agrobusiness bi nga xam ne mu ngi rëy béykat yu ndaw yi. bu magasin rek mooy sunu problème dina am concurrence déloyale dina am concurrence su les agrobusiness loolu mooy concurrence su les petits producteurs. En plus de cela ñu am ay problème de magasin. ki jiite association nationale pour la promotion des produits agricoles di laaj ñu réguler marché boobule te encadré ñi nga xamante ne ñoom ñooy béykat yi jógee bitim réew te ñu leen di duppee agro businessman. Sénégal muy consommer à peu près 420 000 tonnes ci soble at mu nekk bi ñu produire 800 000 tonnes wala 700 000 tonnes. loolu même boo indee 1000 unités de stockage du mën a saafaraal problème bi li koy mën a saafaraal rek mooy ñu encadrer indien yi ak espagnol yi étranger yi fi ñoom marocain yi nga xamante ni ñi ngi def loolu leen ne nguuru Sénégal daf leen war a encadrer. encadrer maanaam laaj encadrer mooy wax leen boo leen bayee lu ëpp ñu ne leen boo leen bayee lu ëpp benn quantité ñu jox leen quantité ñu ne leen boo leen bayee lu ëpp lii yéen a war a xool fa ngeen di koy jaayee à l'étranger mais mënu leen ko këpp ci marché Sénégal bi fii ngeen di indil problème ñi nga xamante ne ay baykat yu tuuti lañ. lu tax mënuñu ubbi marché sous-régional bi jubali Afrique de l'Ouest loolu mooy li nga xamante ne Boubacar Sall mu ngi koy proposé. sous-région bi am na ci ay dëkk yoo xam ne amuñu soble. mais loolu la ñu préparé jël ko à temps. man nag j'ai fait l'alerte à temps mais peut-être te lu ñu woon ñun xamoon nañ ni production bi am ak baykat yi volonté bi ñu jël. ak ndimbal bi nga xam ne président def na ko pour ñu bay bu ñu jëloon ay mesures pour commercialiser problème yi di gën a yokk rek. production bu ëpp wala ñàkkum magasin li leer ba leer moo di ne njaayum soble bi jafe-jafe la fii ci Sénégal ndax ci Cambérène rek béykatu soble yaa ngi yuuxu lu ëpp 800 tonnes soble mu ngi nar a nobb ci seeni loxo. Ibrahima Diamé daaneel ak wàllum politique coalition Benno Bokk Yaakaar bu Goudomp tànn seen mbër ngir élection locale yi di ñëw mu nekk maire ki ñu tànn nag mooy Souleymane Ndiaye nekk directeur des infrastructures aéroportuaires nee na nag am nañu yaakaar ne mën na saafara jafe-jafe yi dëkk boobu di Goudomp di jànkonteel Lamine Ba. daanaka amul benn coow bi nga xam ne nag nemmeeku nañ ko ci li jëm ci wàllu tànneefu candidat bi nga xam ne nag moom moo war a jiite liste coalition Benno Bokk Yaakaar ca commune bu Goudomp ki nga xam ne nag moo di Souleymane Ndiaye di directeur des infrastructures aéroportuaires moom la ñu fi toogal coalition locale bi tànn ngir mu jiite commune bu Goudomp ci élection locale yi ñu dëgmal la Souleymane Ndiaye nag ñoo ngi ko tànn ci kanam ki nga xam ne nag moo di Vieux Malang Seydi nga xam ne moom mooy jamono ji maire bu commune bu Goudomp Assane Seydi moom mooy premier adjoint au maire bu commune bu Goudomp yoroon seen kaddu ci bés bi. Souleymane depuis mu dugg fii vraiment balaa muy laata dugg amul képp koo xam ne politicien nga leader nga fii te woowu la ku nekk woone la recueillir jël sa avis kon xale la boo xam ne ñun am nañ ci yaakaar bu baax yaakaar boo xam ne dina lënkaloo ñëpp pour que Goudomp mun a avancer nañu jéem a xool rek ñu dundee yaakaar ànd ak moom parce que gis nañu président Macky Sall ñu ngi koy gërëm di ko sant gis nañ yaakaar bu mu am ci moom vraiment yaakaar boobu ñun tamit def naa yaakaar boobu la ñu indi ci yaakaar boobu moo tax ñu xëcc ko Goudomp nañ ko investir boo xam ne vraiment Goudomp mun a dem kanam quoi. ginnaaw buñ ko tànnee ngir mu jiite seen liste ci élection locale yi ñu dëgmal waa coalition Benno Bokk Yaakaar daanaka woye nañu soxla yi nga xam ne bëgg nañu Souleymane Ndiaye njëkk ko saafara buñ ko falee maire ci commune bu Goudomp. lu ñuy xaar ci moom fu mu nekk nii présentement am na ay projet yoo xam ne tey bu ko tëralee fii Goudomp waxuma Goudomp commune mais Goudomp département yëpp dans son ensemble ku nekk dina ci gis sa bopp commune bu nekk dina ci gis boppam te infrastructure dinañ fi dal vraiment loo xam ne benn développement local du mun a am sans infrastructure mu ngi liggéey ci loolu bu baax a baax parce que gis naa ay projet ay lu bëri loo xam ne mu ngi koy tër. directeur des infrastructures aéroportuaires nag mën nañ jàpp ne ci jiital bi nga xam ne def nañ ko mën nañ jàpp ne dana jàkkaarloo ki nga xam ne nag moo di Vieux Malang Seydi jamono ji di maire bu commune bu Goudomp Lamine Ba Ziguinchor rajo fi sport weekend xibaar tàggat yaram andi ceek Mohamed Jojo. dal leen jàmm ci sport weekend tàmbale ko ak basket Sénégal daanu ci digganteem ak Côte d'Ivoire ci demi-finale bu Afrobasket bi am foofe ca Kigali muy match boo xam ne Sénégal dañ ko lajj seen diggante donc ak Côte d'Ivoire score final 75-65 ñu dellu siwaat ci ndaje mi ak Malal Junior Diagne.
Sénégal du jouer final Afrobasket bi amee fii ci Kigali loola lu ko waral mooy équipe bi bu Côte d'Ivoire moo daan Sénégal ci demi-finale bi doxoon seen diggante ñoom ñaar équipe bu Côte d'Ivoire am 75 points Sénégal am 65 points mooy fukki poñ yu teqali ñaari équipe yi gaynde Sénégal yi dañoo daw ci ginnaaw waa Côte d'Ivoire ci lu ko tàmbalee ci ndoorteelu jongante ba keroog muy jeex xale sénégalais yi wane bu baax a baax liñ doon ragal ci ñoom mooy ay jafe-jafe ci wàllum défense ak ci wàllu jël rebond yi waaye itam ak dëng loxo gu wér ci loolee di lancer franc yi ni nu ko doon xaare noonu la amee ndax jongante bi taroon na lool diggante kii di Matt Costello di njool mi nekk ci équipe bu Côte d'Ivoire ak Gorgui Dieng ñoom ñaar ñooñu kon ku ci nekk joxe nga loo mën Gorgui Dieng sax ci mujjantalu jongante ba jël na ab faute technique ndax xool bu jeex Sénégal daal di kon lajjaat ni mu ko defee ci ñeenti édition Afrobasket yi weesu muy ci demi-finale fas yéene kon ci dimanche ji daal di rek joué final bu ndaw bi diggante ma Cap-Vert boobu nga xam ne itam Tunisie champion d'Afrique en titre bi moo ko duma ci demi-finale yi Kigali Malal Junior Diagne Radio Futurs Médias. entraîneur national bi di Boniface Ndong am lu ko métti lool gannaaw bi nga xamee ne nee na arbitrage bi nekkul à niveau maanaam waruñ woon mun a arbitrer ndax kat am na ay lajj-lajj yu bari yoo xam ne def nañ ko ci rencontre bi ñu teewlu Boniface Ndong ba tey ak Malal Junior Diagne. D'abord féliciter la Côte d'Ivoire. Je pense qu'ils ont fait un match sérieux. waaw damay féliciter d'abord Côte d'Ivoire ndax def nañ match bu am solo jongante bi yombul woon man nag dama am naqar bu baax sax du parce que dañ ma gagné ndax bëgguma ñàkk ba pare ñànki mais dama jàpp ne Bernardo di arbitre bi moom moo ñu rey ba ñu dee match bi moom arbitre bi moo ko yàq li ñuy football yépp maa ngi ko doon xuntu ay sifflet yu bari yu nga xam ni vraiment ak match bi fi mu tolloon gisuma woon lu tax mu koy tiré Coupe d'Afrique bi moom mën naa jàpp ne problème mu arbitrage dëgg moo ko yàq du leneen amul vraiment niveau bëgguma xob suuf nag ci victoire Côte d'Ivoire waaye wax dëgg yàlla mënuma ci génne arbitrage bi. Je veux pas faire démériter la Côte d'Ivoire mais je pense qu'il a été très influent sur le résultat final. technicien bi di Parfait Adjivon di entraîneur bu Dakar Université Club moom jàpp na ne gaynde yi dañ def ay erreur yu bare bari moo tax ñu lajj match bi ñu teewlu Parfait Adjivon ak keneen ki nga xam ne moom mooy ndawal rajo Futur Média ca Kigali di Soda Thiam. waaw métti na loolu parce que amoon nañu argument yi pour yegg final bi pour continuer aventure bi mais nag aventure fii la yam nañ ci sant yàlla nga xam ne au niveau moo demee nii yenn erreur nañ koy def day noo def kii daal mais lu ci am solo mooy on n'a pas un ridicule ñu durant tout tournoi bi nag au niveau nii la da ngay ñëw match yi neer équipe ñoo gagné la. est-ce que mën nañoo que ni Côte d'Ivoire dafa imposé woon jeu Sénégal. boo xoolee match bi parce que ñoom ñoo contrôlé match bi bu temps bu ñoom ñoo mën a match bi yëpp ils ont imposé leur jeu c'était quoi ñoo posé jeu bi jéem a jouer à l'intérieur parce que ñoom xamoon nañu suñu force mooy jël tir suñu force mooy jeu bu gaaw te pour nga bañ a jeu bu gaaw équipe du la jox bal bi mooy duñ defee tir hasard dañ doon jouer à l'intérieur moo tax boo gisee seen pivot yi ils ont mis beaucoup de paniers à l'intérieur beneen aspect bi tamit ñoom ñuy ñëw di jël suñu rebond yi xoolal boo gisee ñu jël rebond dugal 17 points sur seconde chance ñu dugal 7 points sur seconde chance gis ngeen différence bi foofu la nekkoon daal. gaynde yi war a jongante match 3e place ci dimanche bi bu 11h30 jotee ca Kigali Arena seen diggante ak Cap-Vert lay doon final bi ci ngoon bu ñetti waxtu jotee diggante Tunisie ak Cap-Vert kon ca Kigali Arena bu ñetti waxtu jotee. wax ci wàllum football ak éliminatoire coupe du monde zone Afrique gaynde yi tàggatu nañ seen tàggatu bu mujj ci Sénégal ci samedi bi ca stade Lat Dior bu Thiès tàggatu boo xam ne à huis clos la doonoon tey nag la ñuy jógee fii ci Ndakaaru dem ca Brazzaville ca talaata bi la ñu war a jongante ak seen diggante ak Congo foofee ca Brazzaville loolee jëm ci ñaareelu journée bu éliminatoire bu coupe du monde bu war a am foofee ca Qatar ci atum 2020
ca Europe ñoom ñoo ngi jongante seen juróomeelu journée ci cadre éliminatoire coupe du monde bi war a am kon ca Qatar ci atum 2022 ci groupe D bi France dafa def match nul seen diggante ak Ukraine 1 partout. Kazakhstan Finlande moom moo ko daan benn bal ci dara. ci groupe G bi Pays-Bas daan lu yaatu Monténégro 4 bal ci dara. Turquie dem fekki Gibraltar daan ko 2 bal ci dara. ci groupe C bi Croatie dafa daan Slovaquie 1 bal ci dara. Russie dem fekki Chypre daan ko 2 bal ci dara. ci zone am sud maanaam Amérique du Sud éliminatoire yooyu ba tey ñu mën a seetaan tey bu juróom-ñaari waxtu jotee choc bi nar a dox diggante Brésil ak Argentine jamono ji Brésil moo jiitu ci poule bu Amérique du Sud am 2 fukki poñ ak 1 Argentine moo ca tegu am fukki poñ ak juróom. jeexal ak handball sport weekend bi ak résultat bu quart de finale bu coupe du Sénégal ci góor ñi ISEG moo daan GIA 31-25 jamono daan Ray 29-17 ci samedi bi Diso daan UGB 35-26 Olympique bu Diourbel daan Saltigué 29-26. mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen ci sport weekend di leen gërëm di leen sant ci teewlu bi di leen jox dig daje ci yeneen jotaayu xibaar. foofu la ñu yem tam ci xibaar yi ne suñu dafa pàttali ci li ci gënoon a fës. nguur gi génne fas yéene génne koppar yi toll ci 4 milliards di daan manque ndox taw ya nekk ca koñ yu bëri ca Touba ab délégation bu gouvernement bi bokkoon ci ministre de l'intérieur ministre assainissement ministre formation professionnelle demoon démb foofule ca Touba. wàllum mbëkk mi wala Barça wala Barsax yeneen nit jàpp nañ leen ca Ndar muy ki nga xam te ne mooy borom gaal bi bëggoon yóbbu ay nit nag noonu tam ñoom bëggoon a yóbbu seen gaal bi la fi waroon a jógee ngir dem ca Espagne. ca diwaanu Matam infirmier chef de poste ak ña bokk ca SDT 3S fas yéene banque sa loxo soobu ci grève fukki fan ak ñett ak fukki fan ak ñeent ci weer septembre bi li ñu bëgg mooy leeraange ak yemale ci alam yi ni jëlee nit ñi ca ministère de la santé. tàggat yaram basket di afro basket ci góor ñi final bi tey ci ngoon lay doon diggante Tunisie ak Côte d'Ivoire waa Côte d'Ivoire yi gagné démb waa Sénégal ci demi-finale bi suñu gaal yi teewul ñoom dinañ xëccoo ñetteelu place bi tey ji ci ngoon gi ak waa Cap-Vert. mu nekkoon xibaaru suba gi ci rajo Futurs Médias El Hadji Ndiogou Diène nekkoon ci micro bi ànd ak Amadou Ndiaye ci machine bi léegi-léegi clando grand reportage ñu jagleel ko tey projet bi jëm ci yeesalaat bee bu ànd